WPAT is 9:30 a.m. WPAT, Patterson, New York City. Investing is a long-term process. How many times can you think of in the last decade that the stock market has destroyed retirement funds for people just like you and me? For your existing IRA, you need the security that gold has provided for centuries. Remember, gold has never been worth zero. Capital Gold would like to introduce you to the Home Storage Gold IRA. It's a self-directed IRA set up with all the protection and tax benefits of an LLC. But the big difference in this IRA is you invest in gold and you hold it in your possession. You can't do that with stocks. That's security. You can transfer any type of IRA hassle-free in days. Please call right now and learn more, and we'll waive the $500 setup fee and give you a free safe to store your gold. Call 800-296-1334, 800-296-1334, 800-296-1334. That's 800-296-1334. Homeowners on a tight budget and living in fear that something in your home might break, a plumbing problem, an appliance breakdown, stove, refrigerator, air conditioning, a lot can go wrong. And when something breaks, your cash reserves are gone in a flash. Then it's more and more credit card debt. Don't leave it to chance. Protect yourself with affordable coverage from Listen Up America Home Warranty. Pay $400 for electrical repairs. Or with home warranty protection, 100% of the repair cost is covered. Pay $580 or more to repair a water heater, or get home warranty protection and 100% is covered. Replacing an air conditioning unit can cost you $2,000 or more. But with home warranty protection, you are covered 100%. Stop worrying about repair bills. Get protected with Listen Up America Home Warranty. Call right now for a free quote. Everyone is guaranteed approval, and the call and consultation are free. Call 800-690-2175. 800-690-2175. 800-690-2175. Certain conditions and restrictions apply. WPAT. The following program is presented by its producer, host, and sponsors.
asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu dikkati fii tey mu ci rajo Sénégal émergent ñu koy dàkkantele la voix de l'émergence te xam naa ni auditeurs yi yàkkamti woon nañ ko lool lool muy rajo Sénégal émergent ñu koy dàkkantele la voix de l'émergence ñu nekk fii ci studio de l'émergence fas yéen rek di leen béggal ci waxtu wi la ko commencé juróom-ñeenti waxtu bu fukki waxtu auditeurs yi nag ñoo ko rafetlul seen bopp wax dëgg yàlla ñoo jël rajo bi teg ko ca kaw ma ne nag rajo bi su fekkente ni dox na rek xam na ni yéen la parce que man doomu aadama laa xam naa ni lu ci baax nañ ko féetale suñ borom subhanahu wa taala lépp lu ci gàllankooru si xam leen ci man ngeen ma ko jéggal muy rajo boo xam ne nii wax dëgg yàlla auditeurs yi ñoom ñoo ma koy rappeler toujours fu ma toll ñu ni ma xam naa ne rajo bi tey la dimanche ñoom ñëpp ñu ngi ciy bàyyi seen xel di ko rafetlu kon nag ñun tam ñu leen di delloo njukkal yéen ñëpp. mënta ñàkk nag ñëpp mënu ñëw boo ko bëgg àddina noonu la demee su fekkente ni ñuy bëgg nag ñi danaan gàntu parce que loolu itam suñ borom subhanahu wa taala ci boppam wax dëgg yàlla noonu la mbir mi demee ndax gis ngeen ko suñu yonente bi alayhi salaatu wasalaam du ñëpp a ko topp du ñëpp a ko bëgg kon mbir mi noonu dong la mën a demee kon taxuma la ñun ñi taxul ñuy wax xam naa comme ni ñu ko waxee rek ni ñuy def dañuy daal di commencer ci bataaxel bi nga xam ne suñ borom subhanahu wa taala moom la ñu yónnee ñu koy ubbee toujours mooy alquranul karim mu ngi fas yéene tàmbalee ko émission bi. a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim bismillahir rahmaanir rahiim. Allahu laa ilaaha illaa huwal hayyul qayyuum laa ta'xuduhu sinatun wa laa nawm lahu maa fis samaawaati wa maa fil ard من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. Fidèles auditeurs de Radio Sénégal Émergent, bonsoir. Vous êtes bien à l'écoute de la voix de l'émergence et vous avez parfaitement raison d'y connecter. Je suis votre fidèle serviteur, Amadou Amar. Nous serons ensemble ce dimanche de 21h à 22h sur la fréquence WPAT 930 AM, mais aussi en ligne www.WPAT930am.com et au téléphone 641 552 87 62. Ma principale mission à travers ce temps d'antenne, ô combien important, ô combien précieux, c'est de vous offrir des services de qualité avec des critères d'exemplarité pour un meilleur confort d'écoute qui vous revient de plein droit. Radio Sénégal Émergent, la voix de l'émergence, c'est vous. Elle est si proche, juste à côté. Elle vient en complément, en apport synergique pour faire l'écho des événements majeurs. Radio Sénégal Émergent, la voix de l'émergence, s'engage de façon formelle et certaine au tournant décisif d'une parole aussi forte, aussi claire, aussi explicite, aussi séduisante, basée sur l'art de véhiculer un message fiable et efficient. Radio Sénégal Émergent, la voix de l'émergence, vient innover, engageant un processus de recomposition, de reconstruction et diffuser à travers les ondes le concept d'un objectif commun au profit d'un beau pays agissant à sa pleine puissance et qui aura pour nom un Sénégal émergent. Radio Sénégal Émergent, la voix de l'émergence, c'est vous. Sa réussite est dans la différence émanant de son producteur Amadou Amar.
joies de la vie. Apprends-moi, je t'en prie, apprends-moi. Mais toi aussi, tu m'as appris à regarder d'une autre façon le monde. Avec les yeux éblouis de l'enfance retrouvée, à marcher dans la vie, en oubliant la fureur et le bruit de ces temps de folie. Tu m'as appris à aimer et à aimer la vie. Asalaamaaleykum wa rahmatullah waxaat ko xam naa mbokk yi su ngeen gisee ma def lii teg benn morceau français c'est une première parce que dafa am wax dëgg yàlla koo xam ne ni tubaab la tey déglu lool émission bi ñaanoon ma ko nag moo taxoon ma ne ko fi moom xamu ci lu dul éditorial bi di rafetlu nag wax dëgg yàlla wax ji mi ngi nekk au Canada xam naa bis bu ko yàlla dimbalee te mu ñëw fi mission incha allah nee na dana ñëw ba ci studio bi xam naa ni ñu yoon teeg yéen saafoon teeg yéen actuellement dafa dem en mission en Afrique mais dafa sopp lool rajo bi wax dëgg yàlla di ko déglu xamu ci nag lu dul xam naa côté français bi dong loolu la ci xam mu demandé woon ma wax dëgg yàlla ma tegal ko morceau bi ma ne ko dinaa ko jeexaat nag xam naa ni xaw ma dinaa ko gisam déet mais su ma ko jeexaatee ba gis ko bu soobee yàlla dinaa la ko tegal bis bu fi ñëwatee xam naa ni en mission dana ñëw fii ci studio bi bokk ak ñun animation bi muy wax ñu koy firi ci wolof. Radio Sénégal émergent, la voix de l'émergence, di dellu si encore cette fois-ci di nuyooti di rafetluwaat aussi jataay bi tey ci dibeer bi émission bi nag niñ ko defee woon dong noonu lañ koy defewaat xam naa ni affaire élection yi nga xam ni moo ñu soxal ñun ñëpp loolu la ñuy wax résultat yi génn nañ au niveau du Sénégal donc ci loolu xam naa ni loolu la ñuy bëgg a waxtaane dëgg la nag fi may tàmbalee moo di nuyu aussi toute la communauté sénégalaise te duma bàyyi kenn su ma ko waxee rek xam leen ni maas naa noon gi ngeen may ma nag aussi ma tàmbalee parce que ragal péete day xaje wërsëg nuyu suñu parti bi APR ñu koy wax APR nga xam ne bi ñuy jot nguur gi suñ borom subhanahu wa taala bi ñu koy jox booba gone go tuuti lañ mu am nag ñoo xam ne nii dañ ñoo tungoo moon nag muy waa Benno Bokk Yaakaar nag ñu ànd nag di liggéey ba liggéey bi nag fi mu nekk nii kon nag xam leen ni su ma nee nuyu naa rek maas naa noon gi bàyyiwuma DSE bi bàyyiwuma suñ ma nee DSE xam naa am na ñu ko dul xam ñi bokkul ci parti bi mooy APR fédéral bi au niveau des États-Unis bàyyiwuma aussi coordination New York bi moo xam Manhattan la moo xam Brooklyn la moo xam Bronx la bàyyiwuma kenn bàyyiwuma waa Benno Bokk Yaakaar bàyyiwuma opposition bi bàyyiwuma la société civile di nuyu ñëpp nag di nuyu aussi suñ gan yi nga xam ne ñi ngi fi suñ ganu mbàkke yi aussi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare aussi di sàkku ñaan goo xam ne nii dana mën a boole communauté bi ñu nekk benn bokk ndey bokk bàyyi nga xam ne day wax dëgg yàlla lépp lu ñuy sàkku suñ borom subhanahu wa taala danañu ko mën a yombalal kon nag ni ma ko waxe woon léegi rek xam naa damay commencer nag di féliciter parce que après la pluie c'est le beau temps dëgg la ku ci nekk am nga say position mais am na noo xam ne nii aussi su fekkente ne majorité bi décidé na ko rek su fekkee dañuy wax démocratie dañuy obligé ñu soumettre li may tàmbalee mooy aussi di féliciter ki nga xam ne parce que suñ borom mooy tànn mooy seet ku ko neex mu tànn am na nag ñi may tàmbalee ñi nga xam ne aussi bëggoon nañ ko te yàlla joxu leen ko parce que aussi suñuy mbokk lañ suñuy mbokki nuñ koy waxee ti parti politique lañ ñii ñu ngi ci opposition bi
ñii aussi wax dëgg yàlla xamuñu leen ci politique ku ci nekk wax dëgg yàlla liggéey nga liggéey bu rafet nag du ma nekk di lim one by one du ma lekk di lip mais nag ñëpp ñu fi nekkoon rek ku ci nekk nag dama la doon suivre parce que su fekkee da ngay liggéey ci communication aussi il faudrait que ngay suivre ñëpp bàyyiwuma woon kenn nag te man personnellement xam naa ne jàng naa ci lu bari ci campagne bi parce que bàyyiwuma woon kenn ak ñi nga xam ne ñi ngi nekk en France ak ñi nga xam ne ñi ngi nekk au Canada ñëpp daal wax dëgg yàlla seenub liggéey rafet na démérité wu leen nañu nangu ni lii la suñu borom subhanahu wa ta'ala dogal su yoon jeexul aussi waxusul jeex jombul yàlla xam na li tax joxu leen ko jombul beneen yoon aussi dencal na leen laneen loo xam ne nii moom moo gën lii nit ki moom lépp looy sàkku rek ci suñu borom subhanahu wa ta'ala ñaanal mu gën ci yow kon nag yàlla moo ko doxalee nii nañu ko accepté leen ko noonu ñoo xam ne lii la yàlla dogal kenn mënu ci dara ma dikk nag ci sama parti bi nga xam ni ñi ko wuufoon mooy coalition Benno Bokk Yaakaar di féliciter aussi Abou Diallo di ko féliciter wax dëgg yàlla di ko ñaanal aussi lii mu jikko na xam ni aussi nekkatalu fa APR nekkatalu fa Benno Bokk Yaakaar na xam ni diaspora bi yëpp États-Unis Océanie ak Canada yëpp la fa nekkal loolu la yàlla dogal ñi ngi lay sas xamal ni soo demee yàlla nga dem ak jàmm te mu doon li gën ci yow aussi gën ci diaspora bi bul seet inter exécutif bi lépp loo xam ne nii wóoral yàlla ni kat ñii nga bàyyi ginnaaw ñii parce que yàlla moo la yebal téye ñeneen ñi seetal li nga xam ni lu am la loo xam ne nii arrangé na diaspora bi nga def ko mais bul xool rek ni kii kat sama leaderu parti la wala yu demee noonu jiitalal rek sa dëgg xam ne yàlla mooy xañe yàlla mooy joxe jombul soo ko doxalee ni nga xam ne noonu nga ko war a doxalee suñ borom dencal na la leneen lu gën loo xam ne nii wax dëgg yàlla dana la ko jox tax yàlla képp koo xam ne nii doomu aadama yi jafe nekkal rek dana la jàppale mais nag su fekkente ni war nga aussi doomu aadama yi da nga ko gis waaw ki ci ma ciy teg aussi muy sa suppléante muy Nogoy Mbuub aussi wax dëgg yàlla moom itam ñi ngi koy ñaanal li nga xam ne suñu borom subhanahu wa ta'ala jaarale nag ci moom yàlla na doon loo xam ne nii lu ko jig la yàlla rek a xam su fekkente ni aussi yàlla dogal na dem na parce que yàlla rek a xam kenn xamul su fekkente ni yàlla dogal na dem na ci hémicycle ba dem na ci assemblée ba aussi nationale ba parce que suppléante la kenn xamul ko dul yàlla soo demee itam yow itam na nga gën a góorgóorlu na nga xam ni diaspora nga bàyyi ginnaaw na nga xam ni ay say nawle nga bàyyi ginnaaw kon nag l'un dans l'autre fexe leen ba yeneen diaspora yi France bu ñu ko yóbbul Afrique centrale bu ñu ko yóbbul Afrique de l'Ouest bu ñu ko yóbbul yeneen kii yi bu ñu ko yóbbul yeneen zone yi bu ñu ko yóbbul nañu fexe ba suñu demee kan ñu xam ni kii fi ñëw wala ñii fi ñëw ci boppam Abou Diallo mii fi ñëw wala Nogay mii fi ñëw yàlla rek a xam représenté na dignement Amérique représenté na dignement la première puissance mondiale représenté na dignement Océanie ak Canada kon nag gën leen a góorgóorlu te li ma leen di conseiller parce que c'est pas parce que da ngeen a dàq jàng ñeneen ñi déedéet c'est pas parce que da ngeen leen a gën ay programme déedéet parce que maa ngi doon suivre ñeneen ñi muy góor muy jigéen ñëpp maa ngi leen suivre am na ci ñoo xam ne nii vraiment am nañ ay yu am solo yoo xam ne nii génn nañ ko kon nag man li leen rajo Sénégal émergent la voix de l'émergence di conseiller moo di fexe leen ngeen gisante ñoom ne serait-ce que par une réunion autour d'un pot autour d'un dîner déjeuner whatever ngeen ko mën a tudde ngeen toog ngeen waxtaan ngeen taataan yéen ñi war a dem ngeen taataan ci ñeneen ñi parce que kat ñooñu leen ñi seeni communication dégg naa ci loo am solo lool dégg naa ci lu rafet lool yoo xam ne ni su ngeen demee ca hémicycle ba assemblée ba bàyyi ko ginnaaw kat su boobaa da ngeen ñu lor fexe leen ngeen taataan ci ñooñu donte àndu leen woon ak ñoom donte aussi bokk leen parti donte ci opposition bi la ñu nekk fi nekk nii yéen a war a daw ci ginnaaw ñooñu yéen a war a taataan ci ginnaaw ñooñu pour ëllëg ci si biir su ngeen demee fële ca hémicycle ba ca assemblée nationale ba kat danaan xam ni représentant yi jóge kat New York kat bu soobee yàlla xamal ni li ñu doon séentu ci ñoom gis nañu ko et c'est booba da ngeen relever les défis comme président de la République moo leen tànnal boppam le leader de notre parti su boobaa vous serez xam naa ne à la hauteur ci mission bi nga xam ne moom la leen jox ñu voté leen ko mu génn. donc émission bi donc j'avais dit que di ma ko waxee woon léegi xam naa ne ci résultat yi lay mën a doon muy nag analyse boo xam ne ni rajo Sénégal émergent la voix de l'émergence la engagé wu ma coalition engagé wu ma parti man maay waxal sama bopp maa xalaatal sama bopp waaw kon nag ak nu mu mën a demee rek
conséquences yeeg nu mu mën a doon xam naa ni dinaa ko gàddoo ci daal donc it tant que parce que yàlla rek xam maa ngi nekk fu aussi ci parti bi amul problème li ma war a wax toujours dinaa koy wax su ma gisee lu rafet dinaa ko wax su ma gisee safaan ba aussi dinaa ko wax li ma mën a xam daal moo di takk naa sama ëmb di xaar def naa ni soccet bañ leen ne pare leen soccet moom leen na ay tànkam ba toog donc analyse bi dama koy def rapidement ci français après ma traduire ko aussi en wolof donc analyse globale des résultats des élections législatives du 30 juillet 2017 Radio Sénégal Émergent analyse les résultats publiés par l'autorité chargée des élections dans notre pays. Et la voix de l'émergence le fait sous l'angle de l'adhésion à la politique sociale du président de la République, son Excellence, le président Macky Sall, autorité suprême de la nation sénégalaise. L'issue de ces élections législatives du 30 juillet 2017 est l'émanation d'un choix alternatif qui va déterminer la dernière ligne droite du septennat. Oui, le plan Sénégal émergent s'est exprimé librement durant les élections. Ce plan a fait parler les chiffres. Résultat, la coalition Benno Bokk Yakaar, proche du pouvoir, a bien remporté la mise électorale. Selon Radio Sénégal Émergent, la voix de l'émergence, en parcourant le Sénégal de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, l'on constate des flots de témoignages, de reconnaissance émanant des populations afférant au progrès accompli sous le régime du président de la République, son Excellence, M. Macky Sall, autorité de la nation sénégalaise. Cette gratitude des populations, selon Radio Sénégal Émergent, la voix de l'émergence, s'est traduite par leur vote massif lors des élections du 30 juillet 2017 pour le compte de la mouvance présidentielle. Et pour cause, les populations rurales ont jeté leur dévolu sur les réalisations du président Sall, en particulier le plan social d'une manière générale. Les infrastructures routières, les raccordements au réseau hydraulique, électrique, et des milliers de villages sont sortis des ténèbres, les bourses de sécurité familiale, la couverture maladie universelle, les cartes d'égalité d'échange ont fait renaître les espoirs et dans les campagnes et dans les villes. En fait, c'est une première, selon Radio Sénégal Émergent, la voix de l'émergence, depuis l'indépendance, qu'un régime ait accordé autant d'attention au monde rural. Au finish, les populations ont décerné un satisfecit à la mouvance présidentielle dont la plus haute responsabilité incombe au président de la République, son Excellence, M. Macky Sall. Radio Sénégal Émergent, la voix de l'émergence, ne fera jamais la bouche fine, quelles que soient ses positions singulières. Savourons ensemble cette victoire, tout en demandant au président de la République, son Excellence, M. Macky Sall, de corriger ipso facto les imperfections qui ont entaché ces élections législatives du 30 juillet 2017. Radio Sénégal Émergent, la voix de l'émergence, rappelle aux citoyens que la présidentielle est à nos portes, un événement majeur dans la vie de notre nation pour un Sénégal de paix, de fraternité. Amadou Amar, la voix de l'émergence. Sa mbokki auditeurs yi comme ni ma ko waxee rek ñëw ci affaire élection yi wax ci li nga xam ni Radio Sénégal Émergent, la voix de l'émergence loolu la ci xalaat xelam la parce que am xel pusu la ku nekk mën na koo for dëgg la nag waxoon naa ko day ni ma gisee résultats yi ci biir Sénégal soo parcourir Sénégal nga commencé li ci penku ba soowu tàmbalee bët gànnaar ba Saalum ku fa dem da nga xam ni kee nga xam ne suñ borom subhanahu wa taala moom la jox réew mi da ko dénk nag moom itam na xam ne da koo dénk xam ni jéego yu rëy def na ko jéego rëy yi moo di suñ ko dee seet rek ci plan Sénégal émergent bi muy le PSE soo demee
côté penku ñu ni ñun day wax dëgg yàlla am nañ satisfaction rafetlu nañ liggéey bi ndax forage yaa nga fa infrastructure yaa nga fa nga dem ci wetu soow bi kasaalika naka noonu ñii ni xoolal couverture maladie universelle bi xanaa seen bopp ngeen xam nga dem ci côté gànnaar bi ci boppam ñii ni xool leen waaye ceeb beeg dénkoom dénga maam ñii ni waaw xool leen les bourses familiales nga dem ci côté Saloum ci moom tam Saloum su ma nee Saloum mooy le sud waxuma région Saloum su ma nee Saloum rek mooy le sud kon xamal ni Casamance ak yëpp a ngi ci biir ngeen xool aussi liggéey ba na mu ko fa liggéeyee agriculture bi na mu ko fa liggéeyee affaire ni mu dekkalaate suuf si ni mu dekkalaate mbay mi ngeen xool affaire couverture maladie bi ni ma ko waxoon léegi kon képp koo xam ne nii su fekkente ni da ngay wax te xam ni wax dëgg yàlla liggéey na da nga ko war a nangu donte àndoo ak moom ndax dëgg la nag du ma ni tout est rose dëgg la nag du ma ni tout est parfait parce que aussi des na mais yaakaar naa ni xaw ma nag yan score dañuy génne en fin de compte ci résultat yi mais ak nu mu mën a demee rek population yi delloo nañ ko njukkal parce que am na benn bis sax may wax fii banaa ngeen ñaari yi fay mën a am ñaari buntee mën a am benn kontaan ñu ci liggéeyam su boobaa day xam leen ni kon opposition bi day su yoo watuwul danañ moytu day danañ jël kii bi danañ jël majorité bi à l'Assemblée nationale ama wala nga xam ni bëgg nañ ci liggéeyam su boobaa danañ ko dolliwaat renforcer waat ko pour nga xam ni dana mën a continuer liggéey bi nga xam ni moom la doon def kon nag lii ci boppam mooy ndam li nga xam ni du ndamul APR rek du ndamul Benno Bokk Yaakaar rek ndam la boo xam ne nii dañoo war a xam ni kat fi mu nekk nii Sénégal yëpp ñoo ko bokk dañoo war a xam ni fi mu nekk nii Sénégal ci boppam la doon liggéeyal kon nag li des ginnaaw élection su amee dañoo war a ànd dañoo war a bokk ndey dañoo war a bokk bay suñu àndee bokk ndey bokk bay xam ni kat comme fi mu nekk nii liggéey fi des kaay leen ñu ànd liggéey kaay leen ñu bokk Sénégal ñu xam ni suñum Sénégal la ñu xam ni moom le président Sall ci boppam moomu ko dañ ko dénk comme ça kat ëllëg ci si biir su fekkente ni jeexal na keneen ki fi topp aussi kasaalika naka noonu waaw kon nag nañu xam ni Sénégal suñum Sénégal la benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar Moy taxaw liggéey gaañi jéema ñam
donc ñu xam ni Sénégal suñum Sénégal la ñun ñëpp comme ni ma ko waxee rek dañoo war a ñaan ci suñu borom subhanahu wa taala nga xam ni suñ ca liggéeyee ñun ñëpp wax dëgg yàlla ëllëg ci si biir suñuy doom ci boppam danañ mën a assurer xam naa ni nuñ koy waxee te danañ mën a assurer kii bi la relève kon nañ xam ne Sénégal parti au pouvoir bi moomu ko nañ xam ni opposition bi moomu ko nañ xam ni société civile bi moomu ko dañoo war a bokk ñun ñëpp rek jàpp ci te képp koo xam ne ni aussi Sénégal la soxal na nga ñëw président aussi na woote aussi dialogue boo xam ne ni wax dëgg yàlla ñëpp danañ mën a ñëw ñu mën a ànd ñun ñëpp ñu liggéey pour ëllëg ci biir aussi bis bu fi jógee keneen ki fi jóge aussi mën a def noonu parce que loolu lu am solo aussi. donc mbokki auditeurs yi ñu ñëwal leen très rapidement ci espace santé bi parce que xam naa ne ci kanam danañ jàllale publicité yi ensuite danañ ubbi antenne bi aussi pour ku nekk mën a barkeelu très rapidement comme ni ma leen ko waxee woon rek tey di ñuy waxtaane moo di prostate prostate lan la prostate ab glande boo xam ne nii maanaam ab cër la boo xam ne ni day nekk ci doomu aadama su ma nee ab cër la nag buy nekk ci doomu aadama nañ xam ni góor yi rek a koy am kon nag gépp góor rek goo xam ne nii war nga nu mu tuddati am nga prostate ni may expliquer nag parce que tax na fi mu placé ak fi mu nekk dinaa fexe bay woddu kàddu yi mais nag am na loo xam ne nii aussi yéen a may mën a jëli parce que junj doy na ci boroom moom xel. donc prostate mi ngi nekk nee naa leen ab glande la maanaam ab cër la boo xam ne mi ngi ci doomu aadama waaye góor rek a koy am jigéen du ko am mais nag nañu xam ne aussi njariñ li yëpp aussi jigéen ñi ñoom ñoo ko moom kon prostate lan la dafa nekk ci suufu paftan su ma nee paftan mooy paftan mi nga xam ni mbuus mi nga xam ni mooy denc gaanawaay mooy denc les urines mooy denc saw mi ci suufam la nekk nag mel ni ab téeñ bu nekk ci suufam ba pare nag mel ni ngàddu guro bu feri lool nag xam nga ngàddu guro ñaari ŋaal lay doon nag mu am nag ak raakool su sew ruuj nag bu jaar ci digg ba ñu koy wax urètre raakool soosu ma nga tembalee ca paftan ba la jógee di wàcc jëm ci suuf moom mooy wàcce mooy tuur gaanawaay gi ci suuf prostate ci boppam lan mooy njariñam maanaam du liggéey de spermatozoïde ferñeent yi nekk ci su fekkente ni da ngay ànd ak soxna si déedéet du ko liggéey mais ndox mi ci boppam lay liggéey moom la ñuy wax le liquide séminal am na beneen liquide boo xam ne nii aussi da koy liggéey muy liquide boo xam ne nii su fekkente ni yaa ngi ànd ak sa soxna bala ngay éjaculer balaa dara di génn moom mooy njëkk a génn
lu tax nag muy njëkk a génn benn dana xàll yoon wi ñaareelu fànn bi aussi dana dem ci kanamu jigéen gi pour bañ spermatozoïdes yi su ñëwee ñu dee parce que kanamu jigéen dafa acide lool te spermatozoïdes yi suñ cay daanu rek dañuy daal di dee moo tax kii nag day mel ni antidote njëkk fa ba pare ngeen gis suñ borom ni muy doxalee mbir yi su duggee loolu moom mooy njëkk a dem donc balaa spermatozoïdes ñëw mooy ndox mu ratax muy génn ci boppam benn dana xàll yoon wi ñaar wa aussi famille yi dem dana tax spermatozoïdes yi duñu mën a dee parce que kanamu jigéen dafa acide it moo tax d'ailleurs day fexe ba duñu dee nga xam ne suñuy wàcc rek dañuy daal di daw fan dañuy wuti un milieu basique bi di daw di wër ay millions la ñuy doon nag ndekete fañ koy fekk mooy ca trompe ya ca boppam suñ demee danañ fekk foofa ovaire ya ca nen ba ca boppam nen bi nga xam ne mooy faral fécondation bi foofa mooy milieu bi leen arrangé muy milieu basique suñ demee daal di ànd ak moom millions yi li ñuy bari benn rek ciy jël nen bi wër ko ndombo su ko wëree ndombo foofu la fécondation bi amee comme ça embryon bi affaire bi daal di commencé juddu ba commencé màgg ba nekk ni léeg-léeg nag ex aequo dana am ñaar yegg seendoo ci neen bi ñoom ñaar ñëpp ñu wërandoo ko ndombo kii jël benn xaaj kii bi jël benn xaaj su ngeen déggee ñuy wax ay seex loolu moom moo koy waral mais le plus souvent benn ci njëkk rek wër ndombo lépp ñeneen ñi des ñëpp perte nga xam ne dañuy mujj après dee léeg-léeg ex aequo am ñaar ex seendoo kat kii ni kat man maay jël fii kii ni maay jël fii ñu boole ko ñu bokk ko kii jël bii xaaj kii jël bii xaaj loolu ci boppam moom mooy waral ay seex léegi prostate parce que góor gi suy màgg aussi dafay gën di nu mu tuddati di enflé léegi suy màgg di màgg nag wax dëgg yàlla fàttaliku leen raakool bi mooy leen wax te day tànc raakool bi su fekkente ne tànc na raakool bi kon kat xamal ni gaanawaay gi ne muy war a génne duuti ni mën a génne parce que soo jëlee brakool samp ko ci robinet ba pare jëloo xeer teg ca ndax mbir bi dana gën mën a génn ne mu war a génne déedéet da ngay gis moo tax waa ji su fekkente ni surtout le plus souvent guddi gi dem na ci wuur mbël bi bëgg a tuur ndox taxaw sax taamu wuñ ko mais dama ko joxe exemple rek d'abord dana taxaw lu yàgg di ñenkliku mbir mi du génn di ñenkliku ba muy commencé di génn te génn bi na ngeen seetlu kat G bu njëkk bi day mel ni ciseau ñaari paire ciseau ñaari paire ciseau bii jaar fii te kat li ci nekk moo di suy sotti du am doole danaan xor du ci bari ci say tànk lay sotteeku ñu ni jaraj ji day mi ngi gaanawaay ci kaw ay tànkam te li gën a am doy kéemaan moo di da ngay gaanawaay ba pare daal di génnaat deeblu nga mel ni yow yaa gaanawaayoon léegi yaa sawoon léegi ba pare nga bëgg a demaat gaanawaay ci loo xam ne nii matul juróomi minute lu ko waral parce que lépp du génn dafa am lu fay des loo xam ne nii dañ koy wax une capacité résiduelle boobu nag su ko mbir mi tàncee rek aussi moom itam day daal di bëgg a génn li ci am solo moo di di faral di dem di seeti sa docteur rajo Sénégal émergent la voix de l'émergence di conseiller su fekkente ne xas nga ba am juróom fukki at suñ nee na juróom fukki at mën na koo manqué tuuti comme aussi mën na koo ëpp tuuti du caaginu ko am juróom fukki at rek danga ko am léeg-léeg di dem ci docteur bi mu la koy seetal parce que ni mu la koy seetale su demee de plus souvent comme sooy julli ni ngay sujjoote soo sëggee noonu lay wax nga def ko mu jël un gant def baaraam ci ginnaawam fi ngay demee wanag ci boppam su koy dugal rek di lamb affaire bi di ko daj nii nga xam ne dana ko daj dana xool ko nu mu tuddati bi ni mu bindoo dana xool rëyaay bi ak nu mu toll yëpp suy dugal rek incha allah da koy daal di jot fi saase li nekk ci biir nag rajo Sénégal émergent la voix de l'émergence xam naa ñun ñoo ko du def mais tubaab yi ñoom lu ci bari suñuy dem consultation borom prostate yi dañuy ànd ak seen soxna ñu toog docteur bi toog parce que docteur bi aussi su fekkente ni war na laa opérer war na laa expliquer wax na ban façon opération la lay defal ak nan la koy defalee su fekkente ni traitement médical ay doom la lay jox aussi war na la koo wax mais opération bi aussi waxtaanal ak moom parce que sa droit la nga laaj ko ban façon opérer la lay defal parce que am na opération yoo xam ne nii kat suñ la ko defalee soo muy tuulee ci suuf ngay tëdd dootoo tëdd ci kaw lal bi junj nag booy doy na ci boroomam xel xam naa ni sama mbokki kajoor yeeg bool yi danañ ma mën a comprendre leneen di ci des aussi am na beneen opération boo xam ne ni su fekkente ne defal na la ko aussi sooy ànd ak sa soxna da ngay ànd ak moom normalement comme ñëpp ni ñuy àndee mais au lieu que ngay éjaculer maniou bi di génn ci biti déedéet day delluwaat ci biir mooy la ñuy wax une éjaculation rétrograde rétro mooy lay jëmaat ci biir su jëmee daal di jaxasoo ak saw ma sooy gaanawaay sooy saw mu àndaat ak saw mi di génn
kooku moom la ñuy wax une éjaculation rétrograde mais nag du mën a doon aussi éjaculation rétrograde soo demee aussi ba nekk mag xam naa ni mooy tane aussi tëdd ci suuf tëdd ci róom bi mooy tane moo tax tubaab bi ñoom amuñu luñ ci kii le plus souvent suñuy dem seen soxna dañuy àndal suñ tebee ñu toog docteur bi toog ñu waxtaan ak moom donte àndoog sa soxna aussi soo ñëwee da nga ko expliquer wax ko ni ko lii ak lii li gën a am solo daal bul dem ca docteur ba rek dëngulu sa droit la ci boppam sa right la nga laaj ko ni ko loo may defal lii ak lii ak lii ak lii lan la ak lu man de doon donte laneen la sax baneen feebar na la docteur yu expliquer sa droit la nga ni ko lii li nga may defal lan la doom bi pour lan la lii pour lan la sa droit la il est là pour ça pour expliquer leen mais su fekkee ne daf laa jox rek jëlal suba ngoon la kii nga daal di dem rek daal jël taxawal ak moom waxal la il est tenu mu nekk mu naqari ko parce que il est payé pour ça mu wax la mbir mi ni moo demee expliquer la ko donc rajo Sénégal émergent la voix de l'émergence xam naa ne ni ñuy def moo di dañuy daal di fexe nu mu tuddati nuñ koy waxee dañuy fexe jam fii pour ma mën a def publicité yi rapidement comme ça baneen yoon danañ ko mën a eggale rajo Sénégal émergent la voix de l'émergence mi ngi ñaan day képp koo xam ne nii tëdd nga yàlla na suñ borom subhanahu wa taala yëkkati képp koo xam ne nii aussi jàpp nga ne dara jotu la suñ borom subhanahu wa taala mi yiir nga xam ne ku mu aar nga aaru yàlla na la aar ba dara du la jot ñi ngi sant ñëpp day wax dëgg yàlla ñi ngi gërëm ñëpp day di wax rek toujours asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu rajo Sénégal émergent la voix de l'émergence yéen di fi nekkal ma dugg nag très rapidement sur les ci nu mu tuddati ci publicité yi ci boppam commencé Pikine African restaurant bi nga xam ni mi ngi nekk fii ci xàllu 116 yi ci boppam nga xam ni moom daanaka saa bu ma julli jee ba pare rek ci soppay Cheikhul Khadim yi mënu ma koo romb foofu neexut a romb soo fa rombee xet gu neex day dugg moo lay xeeñ ba dugg la par force da nga fa dugg ma dugg ci biir nag fekk fa wax dëgg yàlla palaatu ceebu yàpp yeeg ceebu ganaar yeeg maafe yeeg suppu kànja yeeg lépp ñu nekk fa duy ko ba mu fees dell bon fekk naa fa client yi toog ñoom yëpp aussi ña ngay secretu toog ak seeni secretu ma dugg ñoom rek salaamaaleykum rek laa leen wax man continuer daal di dem wuti ceeb yi yeeg ganaar yi yeeg dibi yeeg yooyu ni leen may yéen seenu sant lan la ñu ni mais non saf bay sàppaaral ma ni leen mais c'est pas possible saf bay sàppaaral du sant ñu ni ma kay tonton saf bay sàppaaral aw sant la suñu sant la fii ci restaurant Pikine bi kat wax dëgg yàlla ndax ci toggin wi la écoutez ma tourné ci sama côté gauche bi xool kat frigidaire baa nga fees dell juge bu nekk nga fa may leen c'est bien ça fait pour vous di baax na ci yéen ñu ne ma déet tonton bul gaawtu dañ ñoo defar ba ñu neex ñu wàcc ñu fii kat dégg nga maam ñu bëgg nag ñu seddu guyu nag toog fi di leen di xaar ma ni leen nag léegi kon yow nan la ñuy def kon pour ku leen soxla ku mënta ñëw ñu ne ma boobaa wooteel ma ni leen am jox leen ma seeni cellphone doomu ñu ne luñ koy doyee benn numéro lañ am muy 646 922 7015 ci boppam te restaurant boo xam ne ni service client ñoo ko fa gën ils sont à l'écoute des clients dañuy xool client képp ku fa am ay gan daal nga am gan yoo fonk yóbbu leen Pikine foofu Pikine African restaurant dañuy surveiller de près donte sa kuddu wadd na sax jorul ngay laajte ñoom gis nañ ko ñëw lay indil baneen sa ndox jeex na ñooy ñëwaat serviraat la encore fi saase muy le service client ak la propreté lu am solo la ci restaurant ma daal di nag di doxe ginnaaw nag daal di dugg nag Afrique PC fekk fa mu ndooy nag Afrique PC computer technologie ci boppam nga xam ne la mu yore lépp ma nga koy sel computer yu baax yaa nga fa téléphone yu baax yaa nga fa te li gën a am solo kat ci mëndooy fi mu nekk nii service client lay def lépp loo xam ne nii sa computer am na ko soo demee dana la ko saafaraal ci anam yu gën a gaaw li ma jaaxal nag waxaguñu ma ko yow nan ngay jaaxal ni fii Sénégal fii Amérique gi ba pare di jàkkaarloog sa waa kër Sénégal c'est pas possible loolu nanu la mën a amee mu ne ma kat tëddal fii jaaxaanal fii yaa ngi ci écran bi gis sa waa kër nii ñuy dugg di génn nga gis ñii di taalaale ñii di romb ba yi fii ganaar yi fii kis loolu jaaxal na ma te waxaguñ ma nu mën a amee te kat man wooy am na lu ma ci tegal nee na ma système bi moo lay defal kat am na butuñ boo xam ne nii soo ko nee nooj buntu yi nekk sa kër foofa ca Sénégal ni kàcc daal di ubbeeku ma ne ko lan mu ne ma am na beneen système bu mu dafay defar boo xam ne nii day aar kër ga lépp loo fa jege lépp loo fa daal dana yooxu ba tund woowu yëpp danañ ko dégg lii may wax nag képp ko am loo ci sikki sàkka demal ci 247 ci xaalu 116 wi wala soo taayee lay jëlal sa téléphone 718 807 92 39 wala 917 334 60 99 ma xattar bi ko ci sama ginnaaw ragal péete day xaje wërsëg foofu moom sama store la Adja Khady Fo distributeur wax dëgg yàlla moom laa féeteel nag dénkoon dégg nga maam mburu mu tàng maa nga ci sa ndeyjoor ñi nga jël ñeem nga wékk ko jëlal bul faale kenn jëlal ñeem gi keppal ci mburu mi dugal ci enveloppe bi soo dugalee ci enveloppe bi
enveloppe bi nag jëmul poste office sa kër la jëm duyee lu la neex ci mburu mi pain français la c'est un pain de qualité xattar bi ko ci buntu bi ci sa ndeyjoor ganaar yaa nga fa yàpp yaa nga fa lépp luy dem ci na nga fa soo demee rek bul am loola ci jaaxal jëlal fasalteel ak ndawal yi kóllëre soo noppee am na leneen lu des laajteel soxna si xar mu jaasir ngir yàlla laaj leen ko xar mu jaasir képp koo xam ne nii laajoo ko wala soxla woo ko wala jënd nga ko ngir yàlla woo leen ma 646578068 man ma jënd ko ci boppam parce que mënumaa def publicité ba pare di leen ci njëkkati te kat dama koy gàddu dugal ko ci oto bi daal di koy yóbbu 111 ci kër sama rakk ji foofu monsieur Diop dégg nga maam soxlaam si wax dëgg yàlla defaral ñu ko ndax nee naa ko nag maa ngi lay ñaanal nga am restaurant parce que man wax dëgg yàlla togg yooye may gis foofa macha allah te kat damay am pépét dañ may jox dénkoon dégg nga maam man daal kër gi suma fa demee maay doon buróom kër gi ñaanal leen ñoom ñu barkeel ak seen njaboot gi ma laa leen ni xàll nag des na leneen am na lu bees sëriñ kan laa ci war a jël waaye bon xaar leen ma yéen ba ci kanam ma mujjee leen parce que ci lay gën a neexe ma dem nag ci day Mia Royal de Luxe Mia Royal de Luxe day wax dëgg yàlla maa ngi leen di ñaan dem leen ngeen xool lépp lu ngeen soxla ay bassin de qualité muy bassin riche muy bassin brodé muy bassin yoo xam ne nii couleur yi ci boppam da nga naan couleur arc-en-ciel la benn couleur manqué wu fa te qualité la te wax dëgg yàlla bassin yi ñuy importé directement d'Allemagne la képp koo xam ne ni soxla nga ay yére de qualité laa waxale waxuma yeneen nu mu tuddati ay yére de qualité ngir yàlla dem leen foofu su ngeen demee ci 116 bi ci boppam xaalu 116 yu numéro building bi 164 la juste mu jàkkaarloog ci koñ bi ci koñu Saint-Nicolas bi ci arrêt bus bi ci boppam su ngeen demee foofu day wax dëgg yàlla service da ngeen fa fekk un rapport qualité prix yëf yi am na qualité te ñaareelu fànn bi li gën a am solo moo di seenu njëg cherul lépp loo soxla daal wax dëgg yàlla ci tissu bu rafet maa xam bassin la moo xam voile suisse la moo xam yu jóge Autriche la soo demee day wax dëgg yàlla sab xol dana sedd kon nag ngal la sol leen seenu daal ngeen dem ci Mia Royal de Luxe ci boppam Mia Royal Luxe su ngeen fa demee day lu ngeen soxla da ngeen ko am mën ngeen a jënd ba pare jëndaal leen nag seeni soxla wax dëgg yàlla ñoom itam parce que ay tissu de qualité ñoom ñoo nekk foofu te yemuñu foofu rek am nañu ay caq yu rafet yoo xam ne ni gànnaar la jóge ak lan encore ak ay produits de beauté yoo xam ne ni yoo am solo la kon numéro téléphone bi 917 310 70 50 ma dem nag Kër Kumba daal dugg naa fa coow li mel ni tulleeg maa la tell man lii moom mbaa jàmm la waaye ñi nga naan tell li tax nag ma xam ne jàmm la wax dëgg yàlla dugg naa fa maa nga fekk ña ngay xàqataay di tappante ba yëkkati seenu tànk ñi naan te kat seen gémmiñ jaa ngi niin batt moo tax ma xam ne jàmm la tappante waaw man su ma fi duggee ceeb bu neex bee tax ma dugg fi ñii ni waaw man ginaar yee tax ñii ni maafe bii ñuy togg ba mu xedd suñu téere loolu loo wax ñii ni xanaa dimu leen ci suppu kànja bi xanaa xoolu leen ko ñii ni yéen xanaa moom yéen xam xool leen cere ji ñii ni waaw xool leen suppu kànja bi dem leen fa marax ñii ni dégg comme dégg nga maam su ngeen fa demee marax da ngeen gis nu mu tuddati ganaar yeeg ñi nga xam ne dañ koo njoñ man daal wax dëgg yàlla li ma jaaxal moo di te ba tey moo ub sama bopp bii Kër Kumba googu ci boppam képp ku fa dugg sooy génn di tàqamtiku jaaxal na ma nag ba ci man mii lekkal ba suur martul sooy génn di tàqamtiku te xawma loolu lan la mi ngi nekk fii rek ci xaalu 116 bi numéro building bi 125 la te dañ koo defaraat nag gën ko soyeraat soo demee soxna Awa Gumbalee nga fa ma ngay vraiment ma ngay ranger ma ngay fomp ma ngay nettoyer di def lu nekk kon nag yàlla na ràpp ni ngeen ko defaraate te moo ràpp ak jàmm su ma noppee nag wax dëgg yàlla Serigne Makhtar Mbacke xam ngeen ko Serigne Makhtar Mbacke kat ndekete moom foofu muy toog mi ngi ak fa yére yoo xam ne nii man daal ñaan naa leen ngir yàlla dem leen soppee Cheikhul Khadim ngeen xool yére yoo xam ne nii fu nekk mën naa faa dem soo bëggee dem juma demal seeti sëñ Makhtar Mbacke soo bëggee dem am tudd demal seeti sëñ Makhtar Mbacke soo demee dem màggal dem leen ngeen xool soo bëggee dem gàmmu se yére la yoo xam ne nii yu mucc ayib la foo ko sole soo demee danan la respecté dem leen seeti ko 917 723 37 93 su ma fa jógee aussi wax dëgg yàlla am na sëriñ bu mag bu nekk ci dëkk bi muy sëriñ Cheikh Tidiane day wax dëgg yàlla ku yàlla may la mi ngi ñaan goo xam ne nii day su ma leen ne dem leen seeti ko rek ndax soxla yi bari na dem leen ngeen seeti ko képp koo xam ne nii am nga soxla demal nga wuyju ko su fekkente ni yàlla def na boo demee ba wuyju ko day incha allah subhanahu wa taala doo ko réccu
kon nag dem leen mu ñaanal leen suñu borom subhanahu wa taala soxla yi faju numéro téléphone am 917 545 64 08 incha allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله العظيم. jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. mboolem mbokki jullit yi nga xam ne ñoo ñuy déglu ak fu ñu mën di dégloo ci àdduna bi ñoo ngi sant yàlla bu wér tey am mbégte di ànd ak ndonga daara yi nga xam ne ñooy jàngee ci daara soppe Cheikh Khadim di leen yëgal xew-xew bi nga xam ne dafa jëm ci alquranul karim mu jëm ci ñaari xaaj benn bi muy xale yoo xam ne jàng nañ fi ba war a tari kaamil bi beneen xaaj bi nag mooy li nga xam ne mooy conférence bi waaye dañ leen di bàyyi rek ak xale yi kii di wax ak yéen mooy ndonga daara bi yor xale yi di ànd ak ñoom di leen jàngal téere bi yàlla bi da Abdou Samane Mbaye kon dañ leen di bàyyi ak suñu rakk yi. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Brothers and sisters, we are students of the mosque Dara Sope Sheikh Al-Khadim. We are very pleased and thank Allah subhanahu wa ta'ala for all that He has done for us. For a long time, we have prayed and asked Allah to help one of our very own memorize the Quran. This is until Allah helped two of our brothers memorize the Quran for the first time here in our history. We invite all of you to come listen to our two brothers recite the whole Quran. We call all imams, teachers, and all parents to be present and to come support our two brothers. Their recital will start on August 18th from 4 p.m. in the mosque located on 247th West 116th Street. We expect this to last for at least 3 days. After that finishes, we will hold our usual conference on August 27th at the Harlem Taekwondo, located on 236 West 116th Street. Our youngest students will commence the Quran recitation, and after all students recite their surahs, we will hold the floor for our two brothers to be tested on their knowledge and memorization of the entire Quran. Afterwards, they will receive their diplomas and will be celebrated with gifts and awards. This is an invite for all Muslims to come together and not only support our brothers, but also to help ensure that our other children will follow into their footsteps and memorize the Quran. This is a milestone we all share, especially for the African and Senegalese communities. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen sant mbokk yëpp mbokk waa jullit ñëpp te nag di leen wax ñu am mbégte boo xam ne ñu ngi ko doon ñaan yàlla diggante bu yàgg ñu ngi ko doon ñaan yàlla waaye ñaan boobu yegsi na ci barke borom bi. ñaan boobu nag moo nekkoon dinoo bëggoon ci ñun koo xam ne mokkal na alxuraan waaye yàlla def na daa am suñu ñaari mokk yoo xam ne fii lañ jàngee soppee Seexul Xadim ba mokkal ba war a tari kaamil bi August 18 lañuy tari nag commencé tari te mën naa dem ba August 20 wala 21st te ñu ngi ñaan bépp imam kilifa yi ak waajur yi ñi teew ak jàngalekat yi ñi teew na xam ne lii alxuraan la te teewaay bii moo jëra teew. so ginnaaw boobu nag August 27 incha allah lañu defal seen conférence te ñu ngi soxla ku ñu dimbali ci cadeau yi ndaxte lii alxuraan la te alxuraan loo jox doyul loo mën a joxe ci àdduna doyul ndax waxi yàlla la kon ñoo ngi soxla ñëpp ñi def dara ci conférence bi te bégal ñaar ñi nga xam ne fi leen mokkalee alxuraan te ñoo ngi nag sàkku teewaay jullit ñëpp ñi teew ci alxuraan bi ndaxte lii gën na fee am ci dëkk bu mel nii nag ci Amérique te bëgg nañoo bégal ñaar ñi mokkal alxuraan yi jox leen cadeau ndax seen xol sedd ndax ñi topp ci ñoom xam ne lii alxuraan la te alxuraan kat ñëpp a ko war a jàng ak fu mu mën nekk ak foo ko mën a jàngee yàlla ma nga fa te yàlla nag dina la dimbali. wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.
kon nag mbokk yi yéen a ko dégg defe naa mbir mi mbirum jullit yëpp la nañu fexe ba ñun ñëpp rek wax dëgg yàlla buñ ko fekkee jàmm nañu daal di dem te suñu demee aussi nañu leen jàppale parce que suñuy dooma fa nekk suñuy sëta fa nekk di jàng alxuraan